mais dama bëgg nga wax ma dama ma ne 50-50 amul ci làmb Ama Baldé Modou Lo nooy tasee pourcentage bi. amul si làmb yow bës xam nga loolu amul munoo def analyse naan ay 50-50 mënu nekk parce que ku si Ama Baldé Modou Lo kon nakay la Lac de Guiers numéro 1 di tasee pourcentage bi. moo koy tasee ni man dama koy tasee mooy kan 52% mën na am 48% mën na am mais ci kaw ku si nekk nga xam li la war ak li ngay def parce que ñoom ñaar nag combat bi mu lay wax benn affaire bu gars yi bëre réere mbir ku si nekk am nga kër gi nga xamante ni boo fa tegee sa tànk loxo dina dem gémmiñ di yóbbu tip waaw loo bëgg a wax ci foofu li nga bëgg wax maanaam ku si nekk am nga stratégie bi nga boo ko bëree sur combat ba loxo dina dem gémmiñ di yóbbu tip da nga bëgg a wax ni tey jii Ama Baldé mu ñëpp ñi nga xamante ne ñu bari ci wàllum làmb jàpp nañ ni Ama Baldé mooy outsider Modou Lo mooy favori da nga bëgg wax Ama Baldé mun na daan tey jël bu yéem àddina. waaw. parce que boo nee loxo dem ci gémmiñ. Modou Lo mënatu fi def lu tax loxo dem ca gémmiñ ndax Modou Lo doon na fi mbër mu daanu daan na fi mbër façon bu ne. lu mu fi def rek c'est du déjà vu boo nee loxo dem ca gémmiñ rek mooy Ama daan na Modou Lo yow gëm nga ni Ama mun na daan Modou Lo jël yu doy waar noonu. lu tax ba gawuma ko et puis yow buñ le Modou Lo def na ful ne Modou Lo mën na daan Ama jël bi nga xamante ne loxo dana dem gémmiñ tudd yóbbaale tëb. ci jël ba waaw. mais combat boobu man je ne vois pas ban stratégie la Ama Baldé mun a def ci Modou Lo stratégie bu yéeme bu daan Modou Lo quoi. bës nag làmbaag lay bëgg a raw de bës. non damay laajte parce que man gars yi dañ ma wax xam nga dañ ma wax ni Ama day ñëw rek daanu dem quoi Ama combat da ko jël noonu rek. làmbaag lay bëgg a raw de bës dama lay yow yaay journaliste bi di poser question mais dinaa la poser ñaari question. ñaari combat yu jàll. waaw. saa xulaay taala gëmoon nga ni Modou Lo day door Eumeu Sène mu daanu ngay dem làmb bi may dem làmb ja. newul woon piste bu ma écarté. au vu de Eumeu Sène combat boobu dafa am lu bari loo xamante ne dama ko ci xàmmeewul woon ci combat boobu noonu quoi. waaw moo taxoon newul woon piste bu ma écarté surtout que xam naa ni que wax naa ko tey ci benn média ma ne leen Eumeu Sène kenn du ñëw di bëreeg moom kuy ñëw di bëreeg moom da ngay def erreur bu rëy ndax koo xamante ne dafa tëj livre bëri yëpp la tari kooku booy ñëw di bëreeg moom doo mbapat ak moom ndax ku toj mbapat la da nga koy noggatu ba noppi soog a bëreeg moom. non donc. waa ñëwal. mais Beuz. man foofu duma fa d'accord yow parce que seen combat bu njëkk ba. techniquement la ko moo daane ak physiquement. waaw d'accord na. xam nga mooy da nga ko mais da ko xooxloo ba noppi. waaw. maanaam Modou Lo du ñëw rek arbitre sifflé Modou Lo du ut songoo ci digganteem ak Eumeu Sène saa buy bëreeg moom bu doon bëreeg moom fukki combat arbitre du sifflé mu songook moom arbitre bu sifflé faaw mu wàññi ko ci ay kurpeñ ba noppi faaw mu déstabiliser ko faaw mu sonal ko soog a bëreeg moom. est-ce que xam nga ni man sama philosophie mooy Modou Lo combat ak Eumeu Sène bu njëkk ba. fi ko Eumeu Sène egg yëpp jël yu tànkam yooyu yëpp noonu. su amoon benn comme ni ko Eumeu Sène amoon làmba ji day. maanaam Modou Lo bu jàppoon tànk Eumeu Sène benn yoon. jàppoon Eumeu Sène comme fi ko Eumeu Sène doon egg noonu bu ko fa Modou doon eggoon moom mordialement làmba ji day teel a jeex. est-ce que beneen bi mooy Eumeu Sène Bombardier bi ngay jëw làmba yi est-ce que xamoon nga ne jële bi noonu lay demee Eumeu Sène noonu la war a daanee Bombardier. gëmoon naa ko. gëmoon nga ne dina ko daan. gëmoon naa ni Eumeu Sène dina daan Bombardier ci num ko daanee noonu. kon yow na la gaay kon yow na la gaay war nañ lay seet kon non du loolu mais loolu am naa ci seede ci ñi ma toogaloon maa ngi toog ak benn booy bu doon liggéey lu TV jamono jooju muy Youssou Fall ak toog ak sama benn nijaay El Hadj Touré ñu ngi toog loge jàkkaarloog combat bi mais
Eumeu Sène mi ma gisoon gëmoon naa ne day daan Bombardier te gisoon naa nu mu doon daanee Bombardier. ah ok waaw parce que des fois lamba dina xool rentré mbëri rek ñu dongale mbaa ñu tus nga xam ki war a daan. non même ba ca préparation xam nga Eumeu Sène ba mu dalay topp Bombardier dafa yàgg. ah moom laa lay wax loolu yëpp dafa ñëw loolu yëpp day ñëw ba si rentré ak tus beeg yëpp day bokk. Eumeu Sène bu mu dalay topp Bombardier dafa yàgg. Eumeu Sène bu mu dalee topp Bombardier dafa yàgg trop ba nga xamante ne da ngay xam ni kii am na lu mu gis ci moom te xamoon na faible bi te faiblesse bi wane na ko ci biir géew ba mais tey jii bon Ama Baldé Modou Lô mu ñëwaat ci contexte bi. Posé nga ma sa ñaari question léegi man waxuma la man xam nga laajoo ma sama analyse man ci Ama Baldé Modou Lô man maa lay tooñ. di la bëgg yow nga wax ma sa analyse ci Ama Baldé Modou Lô balaa man ma lay wax sama analyse ci Ama Baldé Modou Lô nangu naa boo ma waxee ma wax la. d'accord man daal gis naa ni combat boobu noonu Ama Baldé Modou Lô gis naa ni Ama muy si forme d'après si vidéo yi mooy gis quoi entraînement Modou macha allah muy si forme ñoom ñaar ñëpp fonk nañu combat bi bëgg nañu combat bi mais xam nga olof day wax naan ku la jiitu si yoon lu nekk bu lëndam moo lay wax fi ngay toog mais boo xamee fa taalukaay ba nekk jarul nga mu lay wax fooy toogee. tekkil ma loolu. ok tey yow Beuz xam nga ni Ama ci géewu làmb la bokk si la juddoo. et si la yow si la ñu ko nàmpatal mu ñëw fekk famille yëpp ngembali ci diggu kër gi mu jël relève bi di si pousse ba fu mu egsi ni tey te ku dem ba wàññeeku moo la mën a wax penku dëkk ba fu mu nekk waaye ku nar a ñëw tamit dëkk si dëkk bi moo lay gën xam waa dëkk bi lu ñuy dundee ay olof laa lay wax nag. maa ngi lay dégg dama bëgg nga tojal ko yax bi gaay yi ñuy seetaan. waa kay tey Ama défi mu relevé dafa bëri trop ci combat boobu da koy jaral lu mu am ci àdduna mooy kani roi bi duggoon na Pikine génn fa duggaat génnaat fa mu màgg nag ba sol dàllu ñooñu amaana sax dàll ya xat na ko ba mu dem commandé dàll yu gën a rëy yooyu pour man si dox librement Modou yàlla dimbali ko muy ñafe di ñafe ba egsi tey yore couronne bi pourtant muy bëreeg Balla Gaye 2 fekk na mu jël avance Eumeu Sène xam nga amoon yàqin ni day daan Balla Gaye 2 moom Modou Lo su bopp amoon yàq daan Balla Gaye 2 ñëw rayante couronne bi pour jël ko mais li ko gën a motivé nag gën ko jox kantan pour mu jël couronne bi sax mooy defet bi mu jóge noonu ko gën may force mais Ama daanul woon si Balla Gaye xëy na combat ak Eumeu Sène du demee noonu et lu mu daanu si Balla Gaye ak façon jël bi ñu ko daan moo gën a tax mu yees la takkaayam dëgg la waaw góor mais Lac de Guiers le grand champion Ama Baldé ci bëri bu muy bëri ak Modou Lo ci bëri bu muy bëri ñoom ñaar ci bu ñu bëri bu ñu tàmm di ñu won ak ci stratégie bi nga njott ni que ñoom ñaar dinañ ko indi qui est le plus dangereux man li ma gis ku gën a dangereux ci combat woowu Ama lu mu doon bëree bu ko bàyyiwul gars yi du ñu war a delluwaat tuuti si ginnaaw defaat calcul xoolaat ay combat Ama xoolaat ay combat Modou est-ce que xam nga ni Beuz Modou bëggul ko bousculer bëggul ko perturber waaw te yàq lu bëri si jaww loolu man maa la ko wax tey gis nga gaynde même boo ko bettee tiital ko day daw ba pare soo ko taxawaat xool li ko dàq lan la ak lu mu doon buuru àll bi nag pour déggee tël il faut mu ne bëri daw ba pare nag soo ko wëlbati ku jàkkaarloo ak yow Modou bëggul ko perturber
bëggul ko bousculer bëggul ko charge boo ko defee da ngay fausse lu bëri ci blanc day perturber. waaw li may wax ni nag man à cause de connaissance laa koy waxee. bien sûr. voilà parce que dama ko seetaan bu baax xam ko. kon moom mu ngi dangereux wee ci ba muy replier di ñëw. voilà soo ko bàyyee mu lay calculer di placer ay pion ba ñëw si grand ray bi noo mën a tol mën a toog indil ay problème mais boo ko sarse rek ko bousculer rek ba étudier mais mu am ay mbër yu mel ni Gris Bordeaux ñu jéem a bousculer Modou Lo Balla Gaye 2 Bombardier ñoom ñëpp mu am ñu bëri ñu naan est-ce que Ama am na ay argument yu Balla Gaye ak Bombardier am Bombardier ñu ne doole bee bari torop ñu ne Balla Gaye boole na doole ak bëre mën bëre ñu ne est-ce que Ama am na argument yu ñooñu am pour que même buy bousculer Modou Lo mu mën a finaliser parce que nit ki mën nga ko bousculer te tout le temps doo mën a finaliser Balla Diouf bousculer na Modou Lo doon na ko kurpeñ bu dal mais mënul finaliser tey jii est-ce que Ama Baldé am na lu mu mën a finaliser ci digganteem ak Modou Lo. mais lafi bokkuñu nag lafu Balla Diouf lafu Ama Baldé bokkuñu nag. bu Balla Gaye ak bu Ama Baldé. waaw bu Balla Diouf la ak bu Ama Baldé bokkuñu. lafi mais bu Balla Gaye ak bu Ama Baldé nag bu gars yi di gën a comparer. ñëw maay ñëw ba pare bëri yi bokkuñu benn Ama c'est un droitier te dama lay wax tey benn secret ci la. mbërum droitier ñaari heure boo koy song foo départ ba fooy arrivé dafay xam parce que da lay lëng da lay tiim maanaam da lay mi ngi mel ni yow mi nekk sa kaw balcon rek sëpp ñu looloo tax mbërum droitier grand boo xoolee Moustapha Gueye poids lourd yu mu daan yëpp ku si décroché xam na fi ngay sa vitesse di jeexee parce que day sëgg dafa mosoo gis muy bëri di sëgg nii di direeku di ñëw non day taxaw les épaules sur le tête sur les épaules ba pare mu lay gis Ama dafa xaw yor boobu philosophie Ama très rare day gis combat muy direeku même bu lay sëkkata day taxaw di la gis ba pare arñew ñaar affaire mooy mën a am di nga def recul pour mieux sauter wala boo décroché pour nga tase ak moom da lay biite parce que droitier la te day bëree loolu boo xoolee ay Papa Sow ay Balla Diouf ah ñooñu ñëpp si carré d'as boobu la leen dugal mais nag dafay bëri mbër mi nga xamante ni c'est un champion international bu ñor bu am kudde bu bëgg li muy def ba pare mën li muy def ba pare xam ko muy Modou ba pare bis jaral ko nag lu ne naa la wax tey benn affaire li ko bis jaral moom ci làmb bëriwul mbër yu mu jaral. waaw. da nga am yoo ci dund. dama am lu ma ci xam am lu ma ci gis am lu ma ci fekk si ñu ko fekk boo xoolee Modou est-ce que mës nga gis Modou ñu daan ko si làmb rek mu jóg rek faxasu dem te ay pa ñëwuñ yëkk day siisu de. loolu mooy affaire bi bu amoon lu ko gënal bu daanoo fu mu daanoo foofu lu ñuy jël peel rek gas sul ko fa mosoo gis Modou daanoo teel a yemale. non mosoo gis ñett yooyu ñu ko daan yëpp yu mu daanu yëpp même ñu koy jël sax il faut ñu nekk benn nombre de personnes pour mën ko yëkkati ndax day xataraay ak ñoom adversaire bu ko daan koy may loxo wala nga koy yëkkati da ngay gis da lay bëmax parce que day siisu bëri nag buy siisu nag képp kuy tase war a bëreeg moom waroo bàyyi dara li mu ko jaral dina la jaral double bi buy jóg 4 heures du matin di dem entraînement yow 2 heures war nga jóg dem entraînement
buy tëdd 9h yow 7h war nga tëdd en tout cas daal man daal fii laa la koy wax ñoom ñaar kan mooy am avantage xeex bi bu ñu dëggalee seen bopp ci xeex bu ñu weccewoo ay kurpe nu mu tuddee ci buzz avantage u xeex xam nga ci la man esquiver mën a esquiver mën a moytu coup moytu coup ci la avantage waaw mais gars yi bëri na ne Modou gën a ñor xeex fuuf ñor xeex moom loolu kenn werante ko moom moo xuma moo dàq xeex waaw moo dàq xeex fuuf waaye dama ne la mën a xeex dëgg mi nga tàmbalee si maanaam am mën a moytu kurpeñ dafa ni ñu ma bokkal jamono yëpp maa si gën a gudd fan kan ci suñu benn paar te bi ngi dund ba tey mu ne man de sama maas yëpp deelu ñi ma bokkal jamono yëpp maa si gën a gudd fan ma ne ko yow sax gudd yàlla la ko jox wala mu na yàlla waaye moytu mu ne waaw moom dogal na waaye moytu tamit la bokk moytu dëgg la moytu lu bari macha allah mais bëgg naa laaj benn affaire est-ce que am na kuy ëpp doole ci ñoom ñaar waaw daal mënul ñàkk kan nga xalaat ni mooy ëpp doole xam nga doole du yaram waaw loolu lu naqadi nag ndax du yaram quoi doole du yaram doole si mais kan nga xalaat ni ñoom ñaar moo ci ëpp doole doole si yàlla ak si sidit xam nga nit ki mën nga ko mag sax mën na la mag sax ëpp la doole ndax seen de vie doole maanaam di lekk li nga war ne jàpp mais fu mu toll nii li ma gis laa wax li ma gis ci yàlla li ma gis gum ni si préparation Modou pour ñu ëpp ko doole dina jafe de waaw am na doole macha allah forme physique bi wane na ko non man kay lu wër la yaa ngi doon wax sànq 52-48 kan moom 52 yi 52 yi nee naa la mën na fii ca camp bi mën na fii ca camp bale bu kii defee lële day jël 52 bi mais bu kii defee lii day jël 40 bi bu kii defee lii jël 52 bu kii def macha allah mënumaa jeexal ak yow te laajuma la combat bi nga xamante ne dégg ngeen tey lu Modou Anta wax Modou Anta nee na Laye Gothé ngeen war a bëril moom da leen di day daan sa doom Diène Diouf Kaïré jox ko rakkam Laye Gothé waaw loolu moom nañu yoon yàgg rek xam nga coow lu ci buntu teen bi gaa yi amul baag la rek est-ce que amoo leen benn mafia Tafa Gueye yooyu noonu mafia boobu ngeen fi indiwaat buux booy bi buux ko ba booy bi tey jii moom mu ngi remercier Modou Anta sax ci Modou Anta lu mu ko accordé chance est-ce que créé woo leen fi benn mafia bëgg a xàllal booy bi yoon Modou Anta nag bëgg leen weer comme yow ñu la defoon sa diggante commando rek. bës ma naa la wax tey benn affaire. xëy na ñu bëri mbir. ndax waxuma nag pour rien du far. moom kenn waxatul sax moom kenn du soxla Lac de Guiers bi moom fan la far si Modou Anta ak Diène Kaïré wala fan la far si Lac de Guiers ak Eumeu Sène far si Bombardier ak Balla Gaye 2. Bombardier Balla Gaye foofa. da xaar ba ma pare fii rek parce que si bii nga wax. da nga ne kenn du ko laam-laame man dama bëgg xam Bombardier Balla Gaye. Bombardier nga ñaanal woon jabar de. dinaa la wax fu ma far xaaral ba ma pare si fii rek. yeggali. xam nga Modou Anta boo gisee Diène di ko remercier bu mu ko jël mooy Diène dafa war a dugg fu mu war a bëree si loo boobu la war a bokk te comme ñu ngi koy moytu xam nga moom ak Ama Neex seen combat yàgg nañu ko fi wax waaw moom ak Moussa Ndoye seen combat yàgg nañu ko fi wax mais ba tey mooy jàppal bàyyil mais tey bu ne Laye Gothé la Diène war a bëreel loolu raisonnable
parce que laay gootu n'empêche que doom la jarbaat la mais li jën bëreegu moom bëreegu ko est-ce que sax Modou Anta moom moo ëpp jën ay combat est-ce que xam nga sànq wax na ba ni jën leer na yàlla su ma la màggee tamit ay 1 an 2 ans 3 ans laa lay màggee ti benn affaire laay wax nit ñi mooy kani jën bu ànd ak dogalu suñu borom subhanahu wa taala bu ànd ak dogalu suñu borom laa lay subhanahu wa taala daañ ko dégg fu ñuy dégg mbër yëpp waaw Modou Anta nag mi ngi wax maa ngi dégg boobu ba léegi wax yu mu wax yëpp dégg naa ko nee na jën bay boo foo xam nga dugg fa loo mën nga def fa bay boo nga ànd ak say mbokk waaw ko àndul ak say mbokk boo ànd ak ay mbokk jaamu bis dina ñëw ay mbokk jaamu ñu la may ñu dañuy waxtaan maa la wali de wallahi bés bul xaritoo si famille wala si kër ba yaakaar ni dogal ba fa doomu borom kër gi am moom nga fa lay ndeysaan ndax doom karaw bakkan la ku xëcc say rangoñ génn waaye man de nu ma biree yàlla ni jën moo dàq bëri Modou Anta billahi sama àddina leer woon ma dee billahi wal kitaab mën na ko boot di ba di ko bëriwaale te lu wér nag laa la wax nag lu wér laa la wax xeex moo dàq xeex parce que Modou Anta xeex bi ñu yaakaar ni dafa am ci moom xeex boobu amul de maa ngi dégg saa nga koy wax ak Zarko de xeex boobu amul de est-ce que xam nga Modou Anta combat mag Yékini Junior sama benn copain boxeur moom moo ko yor 1 semaine entraîné ko sama benn boy ay moins d'1 semaine sax da ko boy bi entraîné parce que boobu dafa demoon kees benn mission benn travaux bu mu fa doon liggéey ñu branché ko booy bi sama fils la Simon la tudd mi ngi dëkk Grand Yoff boxeur international gis nga kooku noonu coup bi Modou Anta jël dóor Yékini Junior mu naaj ci yooyu man moom ça arrive képp kuy boxeur wala kuy mbër mën nga ko jël parce que cook bi dafa désordre rek ñu korante ci korante bi si la ko dóor uppercut bi moo dagg foofu noonu te mi ngi naan ay jën na nga dëggal sa bopp bu làmb ji ni ngay waxee bu làmb jee mais na nga dox bëre noonu billahi bu bëre noonu dañ ko daan bu mu njibbi kees do xam lu ko daan man xam naa ne jën dawal yoot ko dawal bu dee lu xotteeku moo ko gën a ñeme fop dama ne la fils boobu yow Beuz bu mu amee 10 ans billahi wal kitab 10 ans ñuy entraîné saa bi doon def ngembay moom lañ ko doon yé bu jéggal moom tali di daanu di ñëw entraînement ba ñu koy boole ay moromam muy bëreeg ñoom di dem 10 ans 12 ans 14 ans ba 15 ba nu muy génne foofu dugg ci àll bi nekk ci dëkku séeréer yi in Saalum foofu di fa rayante di bëre yow est-ce que xam nga ne Diène parle très bien séeréer waaw parle très bien séeréer Mbagnick il parle très bien séeréer parce que Dakar luñ juddoo mais duñu yaroo ji Siin seen maam nekk fa di rayante si àll bi foofu noonu di dama lay wax benn affaire jamono yooyu Siin Saalum boobu noonu xam nga lu fa amoon comme bëre la bëri dóor moo fa amoon amuloon simple de li ma lay wax ni boo laajee ñu xam zone boobu noonu ay mbul suko ñoom Suley Dop ñoom Maam Njambaan ak yooyu yëpp aha bëre la ñu fa daan am ñuy teg ay nak ak ay fas ak ay tonu ciment bëre dóor la woon man mi bëre naa fa kay rek papam bëre na fa fa doon gagné ay nak ak ay fas ak ay tonu ciment bëre dóor moo fa amoon da ngay xëy 10 heures du matin la affaire bi commencé ba 18 heures wala ba 20 heures mu soog a jeex li fa daan nekk si ay mbër daañu ëpp 200 personnes bëre dóor yu métti moo fa doon am zone boobu nag la yoroo
tarbi yu làmba juddoo ci làmb bëre foofu gañe fa ay nag ak ay fas ak lu nekk booy du ñuy wax olof lu ñuy waxee séeréer. loolu su ma la déggee day mel ni tamit da ngay mel ni xam nga problème mooy lu daloon Tapha Gueye de démb rek dafa mel ni looloo la dal quoi nee na bu muy bëreeg Malal Ndiaye. ñu won ko Malal Ndiaye dafa tiit ba soj. commencé ñàkk tooy Jili Mbay di ko remonté le moral naan ko non kii yaa ko mun delloo si waat ko ci làmb ji. est-ce que du yow fu mu toll yéen da ngeen di dalal seen xel naan non booy jën nii booy jën naa ak kii mais da ngeen fàtte ki ngeen am en face ni ko kooku du cuune du ngaaka. loolu nandite la ku am doole la ku mun a bëri la. loolu kenn wala ku am expérience su làmb la. bu doon cuune wala ngaaka suñu jël combat boobu yàlla xam na loolu. parce que am na yeneen. ba pare bëri ay bés yoo xamante ne bëriwu leen ko te yéen fi ngeen kalewee moom dafa jàll. moom fa mu jàll. Boy Sey. waaw. ba bëriwul ak Boy Sey. non. wala Bathie Seras la bëril. bëriwul ak Boy Sey Bathie Seras la bëril. non Bathie Seras la bëril ak Balla Diouf. waaw. bëriwul ak Boy Sey dama ko jaawatle. waaw mais mu nekk champion boo xamante ne daan na Zarko. waaw avec la manière. waaw. waaw ba pare daan caat gis nga digganteem ak caat. daan bàyyi ma doon. loolu du dara. loolu yëpp du dara. déedéet. daan Mamadi Ndiaye. loolu du dara. Modou Lo ñaata yoon la ko Balla Gaye de daan. ñaari yoon. ñaari yoon la daan Eumeu Sène. ñaari yoon. Eumeu Sène ñaari yoon la daan Balla Gaye. ñaari yoon kon affaire bi day wëlbatiku daal. xam nga nee naa la sànq dina la. yow yaa ngi sa confiance ni que sa doom bi nga yor day jaar jàll ci kaw Modou Anta. lay bës daañu toogaat fii waxaat ko du lu mu ko jur a tax du lu ma ko faral tax mais daañu toogaat fii waxaat ko incha allahu rabbi te xoolal ñaan naa la ci kàntanu yàlla combat yi di ñëw nii combat bu nekk bu desee maanaam 3 jours wala 2 jours waxuma nag comme ni direct nii de live. du ma rek téléphone. gars yi nee nañ ma daan na Boy Sey ñu ngi ma koy confirmer ne ma Modou Anta daan na Boy Sey. ah bon man de loolu kon fàtte ko ma ko vraiment. waaw su ma jublu est-ce que takku ko woon sax est-ce que takku ko woon. ah c'est possible mun na am mais moom Modou Anta. ah daan na am na ñu mu daan de mais am na ñu ko daan de ndax moom Lagros daan na ko Yékini Junior daan na ko ak kan encore. Bébé Saloum daan na ko Moussa Ndoye daan na ko waaye boobu Modou Anta bu Lagros di daan honnêtement man en tant que amateur su ma jëlee photo Modou Anta bi nga xamante ne moom la Lagros daan ñoom Moussa Ndoye daan ko yooyu ak ma jël photo Modou Anta bu bëreeg bu commencé bu bëri Yékini Junior jëm kaw beneen Modou Anta laay gis dafa mel ni ñaari mbër yu bokkul. xam nga bës des fois mbër dina ñëw ci làmb nga xool ko wala nga xam ko mu ñëw nga ne ah diw de nu mu mel nii par rapport ni mu ko daan gisee wala ni mu bëree tey kenn xamewu ko wala ni mu bëree tey non par rapport ni mu daan bëree ça arrive quoi mais loo ci mën a dégg rek daal mooy ginaar moom du taxani mukk du topp mu ko kuy taxani bàyyi kuy bojj tey su ma wóoroon wóor yàlla ni billahi wal kitaab su ma wóoroon wóor yàlla ni Modou Anta moo mën jën sax du ma ne la Modou Anta moo mën jën barki yonent yàlla Muhammad man leer na ma leer yàlla ni Modou Anta mënul jën man loolu sama tëraay ba mel lay wax parce que xam naa daal. macha allah am na solo combat boobu dinañ ko fi jàngat waxtaan ci lu bari ndax dañ ko dugal ci bés bu mag. waaye combat boobu rek bés bu mag. waaw parce que Modou Anta ngi mujjee tëj Demba Diop ci digganteem ak Zarko. waaw Demba Diop la bëree te grand combat la bëri digganteem ak Zarko Modou Anta. Diène Kaïré mu ngi mujjee bëri ci gala bu neex. non Modou Anta mi ngi bëri Baye Mandione Thiès. foog naa Baye Mandione. waaw wax nga dëgg bëri na ak Baye Mandione Thiès wax nga dëgg. muy daan lamba ja waaw woon lamba ja topp. bëri na ak Baye Mandione Thiès daan ko. avant Baye Mandione la daan kii. nga xamante ni moom mooy Zarko. waaw sama sëriñ bi seulement moo bëriwul nu mu war a bëri rek moom xam na ne combat bu mu si bëri teew ko fen boo ko fekk dëkkam tamit bëgg ko wan ne ko tey dama lay duma wala dama lay corriger xam nga nag moom Ndione moom ndeysaan macha allah
toujours rek ndeysaan jom jeeg fulla bi xatar gi moo koy ñaare moo koy dugal ci ay erreur quoi mais nag je l'aime c'est un vrai lutteur parce que mbër la bi nga xam daal kenn du ko jox sa avance ba pare après du ko jëpp quoi ak luy mën a am nag day neexal làmb macha allah. non dina mais bëre dina wane fulla dina wane fayda balaa ngay tëj Balla Gaye Bombardier ko faral. Balla Gaye Bombardier Balla Gaye laa faral. Balla Gaye nga faral. waaw dëgg yàlla de. yow bu nga ñaanali woon jabar Bombardier da ngay bàyyi Balla Gaye. waaw wax dëgg yàlla de waaye nag ku gën a jóge. da ngay bàyyi dem ci Balla Gaye. wax dëgg yàlla nag moom laa faral nag wax dëgg yàlla. la jeunesse quoi. non pas la jeunesse sax mais ku dee ak sa bàmmeel parce que Bombardier sama xarit la am nañu ay jaar-jaar yu rafet vraiment mais kii dama ko juddul dama ko yaral ba pare mu tarbiyu ma am na combat yoo xam bu ma jógee essence blouson bi ma soloon xam naa dina ko fàtte moom laa koy indil may ko dëgg yàlla dëgg yàlla parce que nag sama keppa ndax ka doon tegal muy bëre si école ba léeg-léeg ma bëreeg ñoom ba pare jël booy yu sew yi di bëreeg ñoom dëgg yàlla waaw ndax nag budul dara sax sama kii mu dëppee boppam sama grand la sama jaam la sama taalibe la sama mbokku taalibe la sama mbokku waala la ñoo bokk yàlla na ko yàlla yóbbu. yàlla na ko yàlla xare àjjana